chéri man bëgg naa la alxames ca ngoon ba ma warloo kër ndey baay ba suñu joon yàlla si merci d'être avec nous sur télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci fidélité bi ak ni ngeen taamoo suñu ay programme dellusiwaat nañu ak yéen comme ni ñu koy defee ay 15 jours jot ci télévision Futur Média ici saison bu bees ñu nar ko tàmbali ak koo xamee ni fii léegi ay bis dafa nar a woote ci fii nga xamee ni fii la ñuy joxante rendez-vous ak kilifa yi ngir waxtaanee seen i parcours seen i carrière seen ay jaar-jaar ñu nekk ay référence waaye nekk ay nit yoo xamante ni kenn ku ne bu ma wéetee ak yow fii ci scène bu Grand Théâtre boo nettalee da ngay comprendre ni doon jàmbaar rek woo tey nag ki ma nar a jàkkaar lool fii ci scène bu Grand Théâtre ici di koo xamante ni jigéen la xale la ay at a ngi nii mu ñuy bégal li ma koy faral di wax ni contrat bi nga signé woon ak ñun boobu ba tey wàcculoo ko mooy di ñu bégal di ñu woyal muy neex ndax talent bi nga xamante ni moo nekk ci yow kooku nag mooy Titi Ndeye Fatou Tine ñi ko bëgg lool fii ci Sénégal di ko woowee Titi carrière am bi muy tàmbali ak léegi mu ngi bëgg a yàgg donte au début des années 90 ci ay lëkkaloo yoo xamante ni def na ko ak ay woykat ci lañu ko tàmbali woon di seetlu Sénégal yëpp miin histoire am surtout digganteem ak Youssou te jamono dëkk bu ñu naan Guinée ak fii ci Sénégal ay ponk yu bëri ñu fas yéene ko waxtaanee ak moom mi nga xam ne ni mooy Titi mais dinañu jeexal ci détaillé programme bu exceptionnel bi nga xamante ni moom lay préparé comme ni ma koy defee souvent fii ci Grand Théâtre Titi ñu ngi lay nuyu am mbégte lool fas yéene jàkkaarloo ak yow tey ci télévision Futur Média ici ñu bàyyi la nga nuyoo ak suñu xarit ci nga xamante ni boobu ba tey ñu ngi xaar jàkkaarloo bi en attendant le 17 août. jërëjëf Pape. kontaan naa maa ngi lay nuyu bu baax di kontaan vraiment ci invitation bi. di nuyu nag képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan tey comme ni ko waxee à travers la télé TFM. di nuyu fan si yëpp bu ma limee damay juum. mais nuyu naa àdduna yëpp. waaw nuyu naa ñëpp di kontaan aussi ci invitation. tey dama kontaan parce que à chaque fois bu ñu dajee da ngay gis ni ñuy waxee ak xol muy man muy beneen animateur muy sénégalais yi tey boo toogee ba 2019. lan ngay wax sénégalais yi ak fi ñu teg. dama ciy am mbégte Pape. parce que li tax mooy day tax tamit fu ma laxatoo rek dinaa ne jéego bi ma tegoon de war naa ko yokk. fi ma nekkoon de war naa ko gën a mën a pousse. parce que comme ni ko waxee Pape c'est pas évident c'est pas facile aussi. yombul de déedéet yombul. nit bëgg la di daw ci say mbir nit bëgg la fulaal la faale la. nit bëgg la di jooy ci say mbir. ah Pape c'est pas facile. yombul de yombul ba nga xam ne donc man loolu moo tax. fu ma laaxatoo rek maa ngi naan kon benn jéego bi ma tegoon ñaan naa yàlla gën ko rawaat. est-ce que xalaatoon nga ni bis dina ñëw ba nga toll fii. waaw xalaatu ba ko woon nag parce que comme ni ma ko waxee rek bi ma nekkee xale dama ko daan fooyee. ku ma ne woon su ma màggee mu nekk dëgg li ma daan café kon dama daan tiit sama bopp kon. mais dama ko daan fooyee comme si du ma xam sax lu ma koy wax loo. naan man su ma màggee damay nekk artiste man su ma màggee damay nekk Youssou Ndour bu jigéen kër gi di wàcc xam nga yooyu ma ko daan café tey suñu borom def loolu ma màgg loolu nekk. Pape mbégte rek laa si am. ndax suñu borom mbiram dafa yéeme. waaw dafa yéeme daal. waaw sant yàlla rek. waxtaane sa parcours peut-être répétition lay doon mais tey defe naa yoon la nga dem ak ñun à cœur ouvert. bu ko defee nit yi mën a découvrir yenn ci ay facettes dundinu Titi. au début des années 90 maa ngi koy wax léegi nii bi ngay tàmbali jot nga aw ak ay woykat Aby Ndour. Salam Diallo Souleymane Faye pour ne citer que ñooñu mais d'abord naka le déclic bi juddoo ba nga xam ni léegi jot na pour nga dugg tàmbali sa carrière woykat. waaw xam nga loolu man même bu ma ko waroon a wax sax dina xaw a compliqué tuuti si man. pourquoi parce que li tax mooy premier jour bi nga xamante ne tey ñu mag ñi fi nekk. biñ ma découvrir dañ ma wax ne ma yu dëgg mën a way. te gëwuma ko. gëmoo ko woon. gëwuma moo tax da nga ragaloon wala gëmoo woon sa bopp noonu. non dama ko du woon gëm rek parce que maa ngi naan man nekkite mën naa mais ku mel ne Fata Mbacké aussi. ndeysaan du ma tay di ko gërëm benn yoon. parce que permettre na ma aussi nekkoon au devant de la scène. ndax comme bi mu ñëwee woon Dakar waroon def albumam ak yooyu. découvrir sama voix depuis loolu mu def ma nii. su ma waree ñëw fecc ak mën a ma déedéet fecc bi baax na mais yow it ñëwal jàppama ci aawu yi. may aawu loo xam ne xaw ma sax fan lay commencé. fan la yem ak lan lay signifié. ci awu nga tàmbalee wala ci fecc nga tàmbalee. man xam nga nag fecc laa njëkk a def. d'accord mais fecc bi comme ni ma la waxee feccal naa ko mel ne El Hadj Faye bi muy def kilibam bi. parce que yooyu yëpp
bi ñu xamante maak moom boobu maa ngi ravin mu waroon a def clip bu am nañ bu mu doon sax bi ñuy def nii boobu ba léegi bu génnee gars yi dañuy xëm da ngay sëgg waaw noonu ku mel ne Ousmane Amady aussi ci noonu daan nañu jël ñu koy fete clip ndax boobu dafa amoon benn promoteur bu tuddoon kii Diop nekkoon fii ndeysaan ci stade bi moom tamit daf ñu yaboon rek lu ne kuru ko mu ne ayca ñëw leen ngeen dem fecc mais noo amee woon chance boobu noonu nekk fecckat ñu lay woo da nga bokkoon ci ballet wala dañu xamoon ne da nga mën fecc rek woon ci ballet sax mais xam nga léeg-léeg connexion suñu borom moo koy indi d'accord ak tamit ku mel ne kii Sissoko tamit maa ngi koy gërëm El Hadj Sissoko parce que je l'ai connu à travers Fanta Mbacké mais moom aussi da ngay gis jamono boobu bu ñu daan ànd même Sorano sax dama daan ñëw taxaw di leen seetaan yooyu yëpp moom it permettre woon na ma loolu parce que dama daan àndandoog moom léeg-léeg bu ñu jékkee rek téléphone bi sonné ñu soxla nañ leen nangam noonu daal te bokkuloo woon ci benn formation nii ci benn ballet ñu xam ni da nga mën a fecc noonu rek buñ la soxlaa wala ci clip waaw déedéet parce que ñun ballet bi ñu bokkoon boo doo xool ci koñ lañ ko defoon d'accord ñi bootaa ñi ngi dëkk Parcelles ballet bi tuddoon Soppi suñu benn grand bu tuddoon Sadio ndeysaan jël ñu nekk fa xam nga rek lëmbe koñ bi kon kii bu am comme ni ñu koy waxee xam nga suural tànn xew bu am daje léeg-léeg sax ñu jóge fa dem ay Grand Yoff ci compétition yi di def ay tournée quoi waaw ñuy jël di dem xam nga rek ma nekk lu ndaw boobu Saliya moo ma daan daane ndax bale bi man maa daan yëkkati Saliya naamu Saliya wara ba tobi kumala maay ubbi chœur d'ouverture yi donc bu ma ñëwee xam nga fecc bale bi yooyu anguma yooyu daal ñoo ma neexoon Pape d'accord yooyu ñoo ma ne mais nag ci loolu Fanta Mbacké gis ma ci jël ma bi ma nekkee si moom nag yàlla def aussi musique bi di dem di dox Salam Diallo moom it bokk ci ñi ma njëkk a jox micro parce que bu daan ñëw suñu kër sax di ma jël si day xaw a doy waar mais sama yaay sama papa dañ ko bëggoon soo waxee dañu ne ko yow de bu dee yow yaay yóbbu titi rek amul problème mais par rapport ak famille bi nga bokk man gëstu naa xam naa sa ay waajur ni ñu mel est-ce que yomboon na ci yow nga dugg ci aar non c'est pas facile def fecc def sama papa oui parce que xam nga sama papa moom imam la woon waaw moom ba nga xam ne tamit taalibi Cheikh moom bu ma waxaa daf ma naan yi bokku si ñun te ndey yow man bu ma sañoon da ngay eggal sa jàng parce que yombuloon doomu imam bi di fecc waaw ñoom daal xam nga ni ñu koy gisee xam nga famille Macky nag Pape day xaw a compliqué yow nga bëgg a yeewu benn suba rek ñëw taxaw rek ne man damay defi fu aar day xaw a xam nga fii Sénégal ñun dañuy dund waaw day metti waaw ak ñoom it seen yarin ak benn éducation bi ñu am ñoom d'abord ba bëgg la ko def yow donc c'était pas facile yëpp may naxante di naxante vraiment mais après ñoom bi ñu demee ba gis te nag que ne loolu mi ngi si man sama benn frère bu nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay moom it xam ne animateur la woon moom it gën ma cee jàppale nag na leen léegi comme demee ne nii man mën naa taxaw assister Titi suñ ko bàyyee heure de répétition yi dina ñëw respect daal nii ñu ne waaw buñ ma bàyyee na ma 17 heures ñibbisil 4 heures demi ñibbisi naa parce que bu njëkkaan ñi fi aar c'était mal vu mais xam nga ñoom noonu lañ koy gisee nag parce que ñoom foog nañu ku def aar mooy ku yàqu kii def aar mooy ku bon kii def aar mooy ki nga xam ne tey jii du mën a indi exemplaire bu rafet waaye domaine boobu Pape dañ ciy gërëm nag ku mel ne Youssou Ndour ku mel ne Baba Maal ku mel ne Ismaïla Lo ak suñu mama yi ñoom xaar mbay ma jaaga ki ne laam ñoom Omar Pène c'est vrai grand yi parce que te ñoom ñun bi ñu nekkee xale yi di leen gis ñoom nii marqué seen empreinte tax na tey suñu parents yu bari xaw a ñeme ndax xëy na bu ñu ñëwoon ñoom wane ci nen ni kon ñoom duñu ci encouragé waaye ñoom it bi ñu ñëwee jël relève bi ci ñoom mama Soda Mama ñoom Kiné Lam donc loolu rek taxal na suñu mama yi am benn dal tuuti ne man aw moon chance sax pour ñu bàyyi aw moon chance dama daan ñëw jooy yuuxu waxu lu ne ñu ne ma doo dem demoo am na ci jour aussi j'ai fait le tour fexe ba indi Fanta Mbacké ci kër gi ci biir kër gi waaw mu ñëw yendu pour mu bàppa bi waaw di xamanteeg ñoom après nag bi mu ñëwee xamanteeg ñoom yooyu nag nga gis daal ñu commencé wàcc tuuti loolu moo gën a indi nag sama relation ak moom ba man aussi ça m'a permis ma xamanteeg yeneen artistes yi ñoom Zal Seck aussi moom ma nag yóbbu ci ku mel ne Demba Dia ndam si yàlla si waaw donc ce qui veut dire que mbapat nga waaw après nag ci la ma ne yow daal léegi li ma gis mu ne ma man am naa sama benn xarit bu nga xam ne bi mu ñëwee yàggul dama la bëgg a yóbbu si moom te moment yi dafa soxla sax ku koy defal kër et je vois avec ta voix
di ngeen mën a liggéey yéen ñaar mën na ko yii man kooku dama ko mais man li ma jaaxal mooy nu ñu def ba découvrir sa voix parce que fecc ak woy bokkul au départ fecc kat nga di àndandoo ak ñoom di fecc et tout ça mais koo ci waxal rek daf lay wax soxla naa sa baat nan la ñu def ba xam ni yow en plus de fecc bi am nga talent woykat aussi que de même dafa amoon album bu mu doon def yàlla def mu contacté ma ci sama benn xarit boole ma ak moom mooy li mbëggeel dafa foor ma woyati dafa dof boo ma ko mayu du ma sëy albumam boobu ma def vocal yi boobu sax ci laa njëkk a aaw sax sëñ Abdou Karim bi mu woyoon parce que boobu aussi maag sëñ Abdou Karim ñi ngi dëkk golf noonu bi ma pare si loolu nag mu ne ma man daal li ma gis ñëwal ma boole la ak Demba Dia fekkoon na moom aussi temps yooyu mi ngi daan joué ay Tringa Salsek te daan cartonné voilà ay Tringa yooyu di ma yóbbaale nag parce que même maa ngi fa am na benn jour ñu dem soirée bi xaw a cuul mu ne ma di nga way ma ne ko yii man mu ne maa way ma tiit mu ne ma wayal ma ne ko way lan lay mu ne ma loowee baax na jour boobu joolaa kele laa njëkk a way ci kaw scène bi xaw ma lu muy signifié xaw ma lu muy tekki man daal le fait que jàppoon naa ci joolaa kele joolaa rek ma gis nit ñi commencé tàccu rek nga way joolaa kele barakaaju est-ce que yokk ci ay mots après bi ma ñibbee sama kër ma ne man way naa de après noonu ma ne non mënaguma ma nekk ci rek daal mais mu nekk aussi chemin bu rafet quand même parce que permettre na ma découvrir naa si ñu bari xam naa leen côtoyé naa leen ñoom Mapenda Seck Fallou Dieng Salam comme ni ma koy waxee samay mag yooyu nga xam ne toujours su ma leen gisee damay kontaan parce que finalement ànd nga ak artistes yëpp waaw ànd nga ak mag ñëpp loolu ça t'a beaucoup aidé dëgg la loolu moo forgé peut-être nii ngay imposé woon nii actuellement ak sa carrière waaw bokk na ci li ma forgé nag bokk na ci trop parce que aussi nit sa ndaw moo lay defar ba boo màggee nga mën a taxaw je dis que ne bokk na si man quand même parce que tey ku mel ne Salam boo daa ànd ak moom Fallou Dieng Souleymane Faye yooyu yëpp ay leneen laa fay jëlee tey imagine su ma demee ci Souleymane Faye ce qui m'a permis de chanter ak guitare kese mun naa way guitare kese mun naa sax way nii kese sans instrument de ça aussi ak Souleymane Faye loolu aussi yomboon na ma donc mu nekk yoo xam ne parce que nee nañu toujours nit ki boo nekkee si moom rek war nga mën a jël toujours ci feelingam wala ci jëfinam sama mag yooyu tamit vraiment ñi leen di ñaanal yàlla ndax musique sénégalaise soxla na leen lu bari à chaque fois ñuy waxtaan ne Titi Guinée dafay ñëwaat lan moo la yóbbu woon Guinée ba fu ñu ne Titi rek ne Guinée la ko Youssou fekkoon ne ko ñëwal Sénégal histoire Guinée bi ni mu demee waa Guinée nag Pape comme ni ma koy waxee Guinée moom dafa bokk si man parce que li tax dafa bokk si man mooy à travers Fanta Mbacké nga xam dama ko tuddee sama taaw donc ci noonu Fanta nañu pourquoi pas duñ dem Guinée si je me rappelle bien premier jour bi ma njëkk a dem Guinée dañ ma ngénte sama taaw bu jigéen deuxième jour bi laa jël oto ñi jaar Fouta Jalon ci montagne loolu duma ko mos a fàtte gaynde yi tëdd mais lu tax loolu non parce que on devait passer par là-bas on n'a pas pris jëluñu avion d'accord waaw dañ kumpa rek ak le fait que nee na ñu ñëw leen ñu dem Guinée ñu nit ñu jóg nga accouché rek ñaari fan après dem ak sa doom troisième jour ba kay laa dem sama doom jooju mun naa ne moom it foofu la màggee donc kon suñu borom bu lay defal yoon dafay am fu mu koy jaarale effectivement ma ne pourquoi pas Gambie pourquoi pas Mali pourquoi pas les autres pays mais la Guinée donc moi bi ma demee donc ñi dem yàlla liñ ne woon dañuy def 1 mois ñibbisi Pape mun naa ne def nañ fa at de te 1 mois rek ngeen waxante woon 1 mois daal la ñu waxoon dem nañu Boké dem nañu Firia dem nañu Mamou dem nañu Kindia dem Labé non on a fait presque dëkk yi nekk Guinée yëpp loolu tamit permettre na ma xamaale ko parce que artistes yu mag yu bëri Baaba Maal toog na fi ma koy laaj mais lan moo tax nga doon ndaanaan mu ne ma c'est parce que ñoom dañoo tàmm bu ñuy doog a tàmbali seen carrière dañuy wër ay dëkk dañuy mel ni ay nomades dañuy doon groupe yore seen orchestre dëkkoo dëkk ñu dem fa moo tax waykatu alpulaar par exemple boo gis wala waykatu guinéen boo gis balaa naan tëll ba ñu naan mën na way dafay am fu mu jaar foo xamante ni mooy defar carrière am donc li nga may expliquer nii ci li ngeen waroon def moi finalement mu jur at ca Guinée loolu la may fàttali en fait li Baaba Maal doon expliquer keroog bi ñu jàkkaarloo loolu aussi dafa gis nekkoon moom it fuñ ci demaan rek dañ koy bungee mu ne day dem seet ku mel ne chef de quartier bi ci dëkk bi foofu wala nañ ko bungee am na notable bu muy dem seet nga gis bu ñu ñëwee ñun ak niñ koy recevoir yow loolu da lay yéem ndax xamoo ko mais c'est quelque chose bi nga xam ne yaa ngi koy découvrir
ci ñoom. ñu respecté ko fonk ko. parce que nit ku bari valeur la foofu. dañuy indi cuub. ñi dem indi tiir. lu ne la ñuy indi. yaatal ko ganale ko. man donc yooyu dafa doon neex. ba yàlla aussi biñ fa toogee 1 an 2 ans. après mënuñu woon ñibbisi on a fait tout nag man ci laa ñibbisi. parce que moom après bàyyi woon nañu fa. man après man si laa ñibbisi. léegi mais n'empêche même bi ma ñibbisee aussi ci musique sénégalaise maa ngi doon bëgg toujours rek. def fi dara. wala yaakaar ne daa fi mën a génne album. mais tel n'est pas le cas. yàlla def ma defoon na benn single àndoon ko ak Papa Ndiak Samb. muy daw RTS1. ñu ko daan teg mooy xaritoo. noonu ma defar maquette aussi. léegi sama jëkkër booba taan na ma mun nañu ko dem jox Youssou. mu produire la jàppale la. première maquette yi njëkkoon a def 2 yooyu il paraît que dafa réeroon. 3e bi noonu ma ñëw ñoom Salaam. ñoom Fallou kuy tëgg rek ma ñëw xam nga. nekk ak ñoom ñi nekk samay mag. mais li tax li ngay expliquer nii am solo c'est pour fàttaliwaat parce que yenn saa yi ñun dañuy fàttelu. donte damay dégg ajat soodo bu sonaan fàtte xaju fi. mais yii dafa baax di fàttali nit ñi. pour wan leen ni affaire bi xëyul rek sotti sa côté. c'est-à-dire yaa nga may nettali. ay détails yoo xamante ni peut-être yii dégg naa ko. yi ci des xaw ma ko man ak sénégalais yi seetaan ça se voit que am na foo jaar. mais Pape loolu tuuti na sax Pape dama daan dem Ravin ci ñoom tonton Alsane Ngom. di def vocal. su ma ñibbisee xam nga lu may def potu condamné laay ubbi. barke yonent bi def sama potu Nescafé di ci denc sama xaalis pour ma mën a am lu ma mën a régler sama soxla wala pour tey bu ma amee ma ne lii de sama yaay laa koy may. di dajale. di condamné carrément. condamné da nga bënnoon ci kaw noonu. potu Nescafé bu mag bi. donc da ngay daj rek di dugal. di dugal dama jël marteau. norol ñaari norol côté yëpp. xam nga loolu mooy kenn du ma mën a wommi kenn di ko laal waaw. ma jël sama paaka bu baax ubbi digg bi. waaw. di ko ci sol. waaw. léeg-léeg su ma demaan ba mu xaw a bari ma seet bitig bi nekk suñu angle bi foofu. ma dem moom léeg-léeg daan ko dénk nag sax ku ci damay indi sama kaye. moom it mu ne ma am nga fi nangam rëddal pour te dire que. daan nga am par ñaata boo dajalee. waaw boo dajalee parfois nga am 50 000. très bien léeg-léeg mu nekk 100 000. très bien yooyu yëpp parfois aussi nga dem fu mel ne Ravin bu ñu joué waan ni fan si nga xam ne bu ma daan aawul ñoom Souleymane Faye da leen daan neex. kenn mën nañu fekk da nga toog sax may la benn 100 000 francs wala benn 50 000. c'est bien ça. yooyu yëpp mu nekk yoo xamante expérience dans la vie. parce que bu fekkoon te da ngay jug tey di musique ne xaalis laa njëkkee. matériel bi laa njëkkee doo dem. dëgg la. tu n'iras nulle part. parce que musique li mu laaj. laajul loolu. musique laajul matériel. laajul xaalis. fondement la. ak xalaat détecté. ne lii la nga jox ko li mu moom boo xoolee musique sax dafa fiir. mënoo ko booleeg leneen. moom parce que moom kese la. boo koy def moom kese ngay def. après nag boo demee ba ci ñenn ni mën nga tegg si tànk ne ah xaaral léegi kat ma def mais bu fekkee musique kese. musique kese dafa fiir. mu ta nekk. donc ngay def say maquette di def say rendez-vous di dem di xool nit ñi koo dégg ni mën na laa jàppale rek nga dem seeti ko. Aliou Kassé sax demoon naa ci moom. pour mu jàppale la. c'est bien ça. ñu jox ma rendez-vous ma ñëw fekk ko ci terrasse am ndeysaan. mi ngi toog ñuy kafre mais boobu temps sœuram moo ko doon defal vocal. Ndeye Kassé. waaw ma ne ko nag man dama bëggoon ñëw dee defal vocal mais n'empêche boobu temps rakk ji moo ko doon defal. ma ne amul problème. même Abi Ndour aussi contacté woon nañu. boobu temps defe naa xippi la. xippi waaw xippi. ñoom Njaga ñoo ñu contacté woon. loolu yëpp c'était ak kii Fanta Mbacké. bi ñu ñëwee woon ñu bëggoon ma aawul ko ci. benn son. bi nga xam ne mujj gi finalement boobu Ablaye Mbaye sax moo ko mujj vocal man mujj ma ko ak ndeysaan donc yooyu yëpp jaar nga ci. waaw pour wala yooyu yëpp daal lu ma daan dégg rek. dama si doon dem. pour xool ndax dinaa doon mën a am chance bi ak yooyu ba yàlla def nag ma daan ne amul problème ma découragé nag ma dem Guinée. quand je suis allée là-bas j'ai fait 5 ans. parce que sama doom bi beneen bi aussi fa la juddoo. j'ai fait 5 ans léegi bi ma toogee di liggéey foofu def fa sama groupe orchestre. parce que tubaab bi ma njëkk a gis Titi Lange la ma tuddee woon. may dem di jouer ci loolu ak ressortissants sénégalais yi nekk ñoom Ahmed Seck ndeysaan maa ngi leen nuyu de passage. ñoom Célestine sénégalais yi nekk Guinée yëpp ñoom Assou. vraiment ci noonu may dem di tëgg di ñëw ba benn jour aussi ñu ne donc pourquoi pas duñu changer tour bi. ñu changer tour bi ma dem jouer ak Sénéguinée. mu permettre ñu aussi sénégalais yi foofu tamit doo ñu découvrir ak yooyu ba benn jour fi ñu toog di répété boobu temps maa ngi répété Kër Mori Jili laa dëkk parce que moom bi ma demee moom moo ma dalal biir këram laa nekkoon
fa laa amee doom sax. ba toog fa quelque temps nag ma doog a génn dem wuti appartement ak sama jëkkër. ba tey biir Guinée. waaw ba tey biir Guinée. mais da ngay gis biñu nekkee en pleine répétition Kër Mori Jili. Sénégalais yi ñoo na ma yëg nga ne Youssou Ndour daf fi ñëw. ma ne leen ñu ne ma publicité baa ngi daw ci dëkk bi. moo fiy tëgg samedi. nii noonu la ñu dawee. yàlla def aussi bi ñëwee nag ñu gis ko ak ñoom Ahmed Seck yooyu Ahmed te ko may grand Youssou yow looy xaar ci suñu rakk bi Titi. mu ne ko non man yàlla def na sax maa ngi ko doon seet. mais comme gisuma ko woon. mais yu joxe woon na ay yóbbante ci moom. que ne vraiment bëgg naa ñu liggéey nii. après mu invité ñu soirée bi mu doon def. Palais du Peuple. ñu 30 avril 2003 la woon exactement. waa gisal lii ma dem bi ñu paree noonu nag mu ne ma daal lépp lu ma fa jàppoon naa ko fa bàyyi man su ma ñëwee Dakar dina ma produire. d'accord est-ce que amoon nga gëm-gëm bi ne boo jëlee parce que sa vie mu ngi foofu déjà sa life a ngi foofu commencé nga fa am base ba waa Guinée yëpp commencé la xam nga nekk fa star ñu lay tuddee effectivement Titi Lange est-ce que gëmoon nga ni boo dellusee moom di ngeen gisewaat ba am possibilité wu sénégalais yi mën laa xam ba mën laa découvrir. waaw loolu moom gëmoon naa ko. gëmoon naa ko parce que bi ma nee boobu ba léegi ñu ngi la doon seet marketing ñu joxoon ainsi de suite ñu waxtaan seeg yooyu. laa nag ci laa commencé ne man la ma doon café mi ngi bëgg a nekk dëgg. noonu suñu borom def ko aussi bi ma ñëwee mu mettre ma rapport ak ñoom Ibou. ñoom Ngone Ndiaga Bouba noonu naa leen xamee. Kabou Gueye aussi à ce temps mi ngi fa woon. et tout nag ñuy daal di jublu ci affaire album bi nga xam ne moom la Titi njëkk a génne. muy ku ne ak li la yëngal. ku nekk ak li la yëngal album bi dafa génn rek sénégalais yëpp adopté la affiche album bi ba tey nit ñaa ngi koy fàttaliku. noo ko dundee woon période boobu noonu parce que yombul premier album souvent damay wax ni mooy carte d'identité premier album souvent pour beaucoup d'artistes benn woy rek moo ciy nekk woy buy cartonné mais ku nekk li la yëngal ku nekk ak li la yëngal premier album premier carton pour Titi période boobu noonu noo ko dundee woon. waaw boobu nag moom damaa kontaan noonu nag vraiment kontaan na trop. parce que aussi ci benn côté foogu ma woon ne tour boobu suñu borom dencal na ma ko. xaw ma woon ne dinaa doon nekk xale bu ndaw bi tey. waroon a génn def benn way bi nga xam ne dina jéggi frontière yi. xalaatuma ko woon. loolu am. ci ku ne ak lu la yëngal àdduna yëpp jël ko. mu nekk nag mbégte aussi doon loo xam ne ouverture la si man. li gën a tax tey sénégalais yi gën a xam kan mooy Titi. ku ne ak lu la yëngal. on se rappelle de ay way yi ci nekkoon Alaaji As par exemple. Alaaji As mi ngi ci woon. daanaka moo jaay album bi. Baye Bassirou aussi mi ngi si woon. Adji Diallo. mi ngi ci woon. donc mu nekk ay œuvre yu nga xamante ne ba léegi nit yi dañ ko bëgg. après bi album bi génnee ba nga commencé xew nag commencé siiw sa koñ sa biir kër waa Guinée ak waa Sénégal bëggoon naa xam daal naka nga doon dundee loolu à l'époque. Pape man ba léegi dara changé wu. su ma la waxee ni ma doon dundee Titi yee ba tey. man j'ai ma façon ni may dundee dara changé wu si. la preuve en est que comme bi may ñëw léegi nii je suis venue mun naa la gis nga ñi ma àndal. yàlla moo ma bindee noonu. nii la mel. peut-être sax ay concert wala soirée yi def rek parfois. sama sécurité dina ñëw. mais bu dul loolu man mun naa la wax leen ko la. mun naa génn sama kër. dem ville. dox sama dox ñibbiwaat sama kër. te du ma wut sax gàddi ko. tellement que man damay dund sama biir taalibe ma naturellement quoi. bàyyi fàll laa. dunduma yooyu. ay tey bu ma waree génn dox fii war naa war a wut non. non bëccëg bi su ma man sama rendez-vous damay génn dem defi ko. même parfois je sors dem defi sama bopp. nit yi duñ ma xàmmee sax. tellement que duñu foog ne man la. parce que bu dee bëccëg bi je me maquille pas du ma maquillé wu. mun a génn naturellement génn dox sama dox. waaw ba du ñàkk nag dër li nga xaw a romb rek kenn ma nga ne mu xaw a xam ne nga di kii dugal na ma. mais bu dul loolu daal vraiment sant yàlla. waaw donc après ku nekk ak li la yëngal 2006 nga génne amul nu ma leen bëggeewul. waaw boobu itam nekk albumu consécration. waaw parce que album boobu nag Pape album boobu doy na waar de. parce que ñu bari dañ ne woon le fait que def nañu ku ne ak li la yëngal. loolu ñu tegaat dara ci kaw. loolu la ñëpp doon wax. loolu lañ doon wax mais lu neex lii. du wayaat lu ko dàq parce que tout le temps ñun ñii sax dañ doon wax ni Titi mënatul génne lu dàq li mënatul génne lu dàq premier album bi. dëgg la yàlla def loolu ñëw aussi musique ko lëmbee àdduna.
seen bopp façon nit ñi gis ci seen bopp dama ko tayul donc kon mu nekk yooyu yëpp dañ koy sant yàlla xam nga mooy li ma wax toujours rek bu fekkee suñu borom daf la yee def ci yow nenn ni toppal ci li mu def ci yow rek ndax boo ko bëggee dindi Pape di nga sonn soo bëggee taxaw ne dootuma demati da ngay sonn moom moo la moom donc moom li mu namm ci yow nangul rek daf koy def à la daf koy def te man way bi ni ma waxee rek yàlla moo ma yee def ko si man jànguma ko répété ko tey boo ma tegoon note musicale mënuma ko lire je n'ai jamais fait kii jàng ne damay dem jàng musique école musique ou quoi que ce mosuma soit ko def lu nekk ci yow la rek dafa ne ni si man ci man rek léeg-léeg ma toog benn note sonal ma bu ma demee ba kii ne lii la ak loolu rek la mais yàlla mi ngi xam ne jànguma ko awma famille sax bu nga xam ne day def ay waykat wala yooyu vraiment mais aussi doxaale naa sama fans ci ñoo xam ne dama leen mës a bëgg Sénégal Youssou Ndour dama ko mës a bëgg sama idole la depuis ba âge ma ne sama màggee dinaa way comme moom Phil Collins de même yaa ngi dégg Alpha Blondy que de même ak d'autres artistes yi nga xamante ni dama leen daan déglu ci à travers ci samay mag bu leen daan teg ñu forgé bi xoolal démb rek je suis que ne Johnny Clegg dafa décédé dama taxaw biñ ma ko waxee j'étais dans ma chambre parce que musique am dafa doon bercé donc ko daan déglu am na ci morceau bi nga xam ne bi mu décédé moom la ñuy teg Assis Bonanga boobu noonu dama ko daan way comme c'est pas possible Zulu Blanc le fait que on l'appelait Zulu Blanc rek man loolu dafa nekkoon kumpa ci man parce que comme yow gis nga Zulu yi ni ñu mel te teint noir avec la façon dont bi ñu coiffé ak yooyu mais il était le seul moom mu nekk nit ku weex ak musique far ak Nelson Mandela wayal way Nelson Mandela way bi def àddina muy Assis Bonanga looloo ma ci noonu neexoon effectivement comme quoi boo nekkee artiste war ngay xool yeneen yi vraiment sama xol tooy na daal c'est vrai que c'est un grand artiste boo xamante ni peut-être lii nga ñu defal sax parenthèse la pour ñun ñu saw ay fan sax parce que daal di souvent que dëkku mélomane la nous on a tendance à di déglu wayu kat yi nekk ci àddina ñu yam rek ci suñu ay waykat donc Assis Bonanga bu léegi le Zulu Blanc àdduna yëpp ko am keroog bi nga xamee ni Sénégal yëg nañu génn ko àddinaam ñëpp ko naqarlu muy Titi muy Youssou Ndour d'ailleurs moom way na sax ak Youssou Ndour je vais en profiter sax comme danga ko bëggoon te yàgg na la bercé te bi mu demee ak léegi yàggul daje bi nga xamee ni amoon na ci digganteem ak Youssou Ndour moom Johnny Clegg ak Youssou Ndour ils ont chanté Nelson Mandela regardez « 1953 2019 di at yi nga xamante ni Johnny Clegg dund na ko fan yi la ñu dégg génn ko àddinaam Titi doon ci profité di ko rendre hommage un très grand artiste dem woyam bi nag dootul fay ñun fii Sénégal boobu la ñu gën a xam muy Assis Bonanga pour la petite histoire Nelson Mandela la ci doon rendre hommage d'ailleurs Nelson Mandela fecc na woy bi à plusieurs reprises sur scène mu ànd itam ak nga xam ne ni mooy Youssou Ndour mi tuddee doom Nelson Mandela ndax cofeel gu mu am ci icône boobule mais Johnny Clegg itam nekkoon artiste boo xamante ni nawleem la moo tax ñoom ñaar ñu tase sur scène comme quoi boo nekkee woykat ak foo mënti nekk ci àddina baax na itam ngay xool ñeneen ñi et yow loolu dafay feeñ à chaque fois sa album génn wala nga nekk sur scène dañuy sentir ouvert boo xamee ni dafay feeñ ci façon bi ngay woyee c'est-à-dire mën nga mbalax loo mbalax y a toujours benn touche ubbite boo xamee ni dafay nekk ci yow donc ce secret apparemment mooy yamale woo rek référence yi fii Sénégal ak Afrique da ngay xool ci yeneen woykat yi. dëgg la Pape xam nga man tey mën naa ne xëy na amaguma chance. pour tey ñu découvrir Titi ak beneen artiste. xëy na loolu mënagul nekk. waaye loolu yëpp dama jàpp ne suñu borom da ko dogalagul rek. mais ça ne m'empêche pas de découvrir aussi ñoom seen sonorité. parce que aussi dafa neex. tey nga toog xool lu mel ne sud-africain seen sonorité yi. ku mel ne Amérique. lu mel ne France. di déglu lépp luy
artiste daal. parce que kenn xamul. mën nga ci jëlee lu nga xamante yow mën na la dolli. donc te loolu aussi appui boobu maa ngi ko am xam nga maa ngi lay wax de bas âge. parce que loolu aussi maa ngi ciy gërëm sama grand frère yi. de fait que dañu xam musique tellement que. ils étaient des animateurs. man tey su ma xamee ay salsa cubain. beaucoup de sons yu nga xam ne tey jii su ma ko xamee c'est grâce à eux. parce que su ma doon déglu ay Sales Navour. ay Julios. di déglu ku mel ne Lucky Dip. di déglu ay Frère Isaac. donc c'est des sonorités yoo xam ne daf ma marqué. ba bokkewul ak yu Sénégal. waaw donc xam nga ci côté Mali bi. ñu daan def wala Guinée Bembeya Jazz. Bembeya Jazz. Bembeya Jazz xoolal bu ñu daan ta pa 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 du matin au soir dañ koy teg. xam nga yooyu man daf may marqué ndax xëy na maa ngi dem di raxas bara Dakar. Titi mélomane dëgg la nag parce que ay Bembeya Jazz xale yi xamuñu Bembeya Jazz moi je me rappelle Bembeya Jazz bi ñu fi ñëwee bi ñu ñëwee Sénégal il y a 10 ans ci ginnaaw j'avais fait une grande émission ak ñoom. des fois su ma toogee di waxtaane Bembeya Jazz dañu ma naan yow paa nga mais mélomane du aajo paa rek l'essentiel mooy sopp ak mën di tukki te yow tukkikat nga ci musique en fait. waaw man ñëpp lay déglu paa parce que xale yi xamuñu Bembeya Jazz. ñëpp lay déglu gis nga man su ma déggoon léegi nii benn sonorité bu ma neex comme may romb rek. déggul tak da ngay gis damay taxaw. yaa ngi waxtaan de. mais xamal la nekkatuma ci li ngay waxtaan. li romb sama nopp. man loolu laa bàyyi xel man noonu laa mel dama bëgg a découvrir. wala nii ma gis ne man de lii mënuma ko ma ne téem ma ko essayer. dinaa ko jéem. voilà. parce que musique la. musique moo laaj loolu. te wane nga ko à travers say œuvre am na woyu Johnny Hallyday boo xamante ni dafa dem ba dafa ànd ak Titi comme amul nu ma leen bëggeewul comme musicaux comme Titi yee comme bëgg ku la bëgg dara dàq ko dafa dem ba woy bi daf laa topp muy Au Mari bu Johnny Hallyday histoire woy boobu ak yow nu mu demee parce que Titi sur scène dama ciy gis ay fans yu bëri yoo xam ne dañuy yàkkamti nga woyal leen Au Mari par exemple dañ koy bëgg man am naa ay fans yoo xam ne ñu ngi Paris mais dañ ma yónnee message ji ma ne tellement que même bu dee ne 2 phrases la rek bu ma rendre hommage à Johnny neex na leen man amoon naa sama benn fans bu nga xam ne premier jour bu mu njëkkee dégg ma way ko dama xëy 500 000 la ma yónnee ndax kontaan rek parce que tout le temps bu ñu naan Titi dañ naan Youssou Ndour mais bu ñu naan Titi dañ naan Johnny Hallyday léegi loolu benn jour dañu amoon répétition Kër Demba ñu répété ba pare ñu amoon réunion nag may dugg bureau fekk mu teg ko comme ça nii moom nag Johnny rek la doon déglu bi ma ñëwee toog ñi ngi waxtaan mais am na benn moom mi ngi jig na ma yow li ñuy wax de nekkatu fi ma ne ko noonu garaaw boobu fekk na maa ngi bàyyi xel ci Au Mari gi boobu laa koy doog a déglu yàlla ñu teg ci 2 semaines 3 may voyagé bi ma tëddee ne ci avion bi rek man daal dama jigi dégg Au Mari ma ne bëri ma ne waaw man damay gént wala maa daal di toogaat mais son bi di ñëw suur bi neex pap noonu la ma duggee nag mu mel ni lu lay feeñu daal waaw noonu la ma duggee nag ma ne man te may fooyee lii ma ko doon jël di fooyee début bi suba Au Mari si tu savais tout le mal que l'on me fait mais bi may bind àdduna nii la aussi dama ne Au Mari si tu savais àdduna nii la ma ne ma ne li dem na de marakaaju ma daal ne te ba pare comme way bi waxu àdduna lay wax mi ngi wax xale mi ngi wax feebar yi mi ngi wax difficulté yi nekk tey ci jamono yi te ba pare man clip bu Johnny Hallyday bu ma ko seetaanee gisoon naa ne même bu fekkee dafay mel ne comme genre guerre wala nit ku di tiab yi gisoon nga clip bi gisoon naa ci ay image yu ma marqué donc ma ne te maa jël li ci kaw méngale ko li ci suuf ma kole mu dem
ma ñëw soirée benn dîner de gala bu ñu amoon ne oh Marie rek gars yi rek nit ñi yuuxu en fait. ma ne tout le monde était content. lii moom dëggantaan njaay la. Ouais. ma daal di denc daal di koy def ci àdduna nii la. donc nii la juddoo. waaw sa diggante ak Johnny Hallyday moom tamit xam naa bi mu deewee keroog am nga lu la naqari. waaw amoon naa lu ma naqari presque parce que mooy comme ni ma waxee même Michael Jackson noonu la woon. Michael moom nag dama jooy. dama jooy parce que li taxoon ma jooy mooy dama ko bëggoon sama xol comme ni ma bëggee Youssou Ndour. di koy doon xool ci ay façon. di ko dund moom Michael Jackson. voilà façon feccam. léppam daal donc. mu nekk ñoo xam ne dañ leen ñaanal yàlla suñu borom. même nii sax da nga gis ne bërki démb aussi am nañu dese. parce que ku mel ne Tanor Dieng aussi. xawma ko. mais à travers politique bi xëy na wala télé bi rajo bi. ñu ngi koy ñaanal yàlla. moom tamit deewam marqué na la Ousmane Tanor Dieng ñu ngi koy jaale Sénégal yëpp. macha allah tonton Tanor Dieng daal ñu ngi koy jaale waa këram. di ko jaale Sénégal yëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk. dëgg la de mais man bi ma ko yëgee dama tiit. démb bi ma yeewoo ñax ma ko man yooyu suñu ko damay tiit damay feebar sax dama feebaroon. dama ko dégg dama feebar man noonu la dama fragile. man yu mel noonu suñ ma ko dee wax damay tiit damay toog dinaa toog benn 2 heures de temps wala 3 doogu bien. yàlla moom la noonu nag saa yu dee amee rek rappel man dama feebaroon sax rappel la et c'est bien ngay yàlla xare ko fàttaliku àjjana di ko jaale waa PS yëpp tamit di ko jaale waale aussi son excellence le président Macky Sall aussi ak ñëpp ñi nga xamante ne vraiment ñoom ñoo bokkoon li nga xam ne ci la ñuy yëngu moo tax keroog bi ñu yégee génn ko àddinaam gis nga li ci sénégalais yi def rek ci ëllëg sa itam bi néew bi ñëwee gis ngeen li ci sénégalais yi def loolu mooy wane ni àdduna amul solo àdduna amul solo yenn saa yi nag coow bëri yenn saa yi diggante yi xaw a jaxasoo boo gàttee xel tuuti mun nga rey sa bopp lool ci coow bi et pourtant suñu borom tout le temps dafay def ay misaal donc Ousmane Tanor Dieng mi dem defe naa misaal ñi nga tudd léegi muy Johnny Hallyday muy Michael Jackson xoolal ni ñu amee woon moyen xoolal ni ñu nekk woon ay vedette xoolal li ñu amoon yëpp ci àddina boobu aura yooyu tour yooyu baat yooyu sañse yooyu spectacle yooyu CD yooyu clip et pourtant lépp lañ fi bàyyi pare dem donc li defe naa ay jàngat la yoo xamante ni rek ku yabu rek di ci bàyyi xel ndax du jaas on n'est pas là nag pour parler mort Titi mooy suñu invité si vous nous rejoignez ñu jàkkaarloo ci bërëb boo xam ne ni mu ngi waaj a dellu si waat fii ak sénégalais yi di salle bi la nga xam ne ni moo di Grand Théâtre mais dañuy àggali li ma tuddee sànq Titi à cœur ouvert alors ñu ñëw ci Titi ak sañse li ma leen ni keroog yow yaay premier artiste boo xamante ni sa sañse sax dafay am polémique ma bëgg a xam ndax dafa am staff boo xamante ni ñoom ngay liggéeyal ñu lay wax solal lii designer bi moo lay wax defal lii nga war a def sa bopp robe bi nga war a sol bot yi nga war a sol parce que bot yi sax indi woon na polémique bu rëy fii ci Sénégal am Titi moo génne bot Titi génnewul bot moo njëkk a sol bot Sénégal njëkkul sol bot Sénégal coow li bëri ma yéen kii daf ñuy woyal rek nañu yem ak moom ci woy yi mais sa style sax dafay jur ay coow ay polémique ay commentaire loolu nu mu demee Titi waaw Pape sant yàlla mooy li ma la wax keroog rek je te dis ça l'autre jour day koy sant yàlla comme tu as dit nekk artiste ci di bàyyi xel ci sa lépp c'est pas donné à tout le monde c'est incroyable Pape damay sant yàlla c'est-à-dire yow montre boo ko takkee sax polémique am Titi def na montre warul woon takkee fii montre bi fii la waroon defee montre man loolu dafa jaaxal tout le temps c'est ça Titi benn jaaro la def Titi benn mbagg la sol bu sol benn mbagg waaw donc kon loolu yëpp sant yàlla la donc kooku di ko wax ñi koy waxit parce que Titi ne seen xol donc de ça aussi ma ci sant yàlla baax Pape dëgg la di kontaan di am mbégte di wane aussi rek que ni nit ñi am na fuñ ma def dëgg la parce que loo si def bu subaa ñoom ñu xëy dem defi ko kon sant yàlla mënoon naa ko def ñoom duñ ko def mënoon naa ko def duñ ko tudd dëgg la kon le fait que je le fais ñu koy tudd di ko def parce que dañ maa bëgg ci seen xol mais lu ngeen di liggéey la wala parce que man damay dégg souvent ñu ne américains yi bu ñu bëggee buzz par exemple dañ koy liggéey dañ koy travailler ak seen ay staff yéen stars yi bu ngeen bëggee def dara dañ koy liggéey da ngeen koy réunion li ngay solo ak yooyu noonu man c'est un truc que j'ai jamais compris boobu moom mën naa la wax man maa jiitu buzz man maa jiitu buzz man doxuma ci buzz ndax man artiste carrière laa artiste carrière nag c'est pas facile à dire soo koy wax nit yi du mënuloo def ko comprendre mais artiste carrière mooy artiste dëggantaan njaay artiste buzz nag bu la neexee tey nga ñëw comme ni nga ko waxee pour jaay sa dara wala nga génne dara li nga xam ne da nga bëgg nit ñi wax ci pour quelque temps d'accord non man artiste carrière laa donc ba nga xam ne dëgg la nag suñu borom may na ma doom boobu mi ci man comme nii tey bëgg a ñëw ne ma ne lii laay sol su ma defee lii
su ma ko génnee nit ñi wax ci kon dama koy sant yàlla rek mais vraiment du sama doole du benn calcul waaw du benn coobare ci c'est naturel à ginnaaw moi. d'accord nii même biñu dee ñëw da ngay gis ne dama ne demee comme am naa Pape Cheikh nañ def lii ñu validé jeex na loolu la rek xam nga solo na naturel rek même bu fekkonte ne solo dara sax Pape nga defoon sa benn t-shirt ak sa jean ku la xool bu baax dina xam ndax yow mën nga sañse wala mënoo sañse dëgg la mën a solo du solo de dëgg la parce que loolu dama ko daan dégg ci sama nijaay yi nekkoon HLM ñoom tonto Ahmed Chiqué da nga leen naan jàkk da nga leen di fan ci seen dégagement xam nga solo du yëre bi mais allure de la personne Pape Cheikh peut dégager benn allure bu am caaj feeling boo xam ne gis nga wane tëll nga daanu te fekk solowul sax loolooy sañse parce que sañse na fekk sa yaram adapté ko ta façon de faire sa feeling moom laay xam ne la am na benn way bu nga xam ne loolu laa ci way te loolu dina ñëw feeling ak caaj lay wax te man comme li ma koy tudd dama am samay feeling dama am samay caaj yi nga xam ne man ça m'appartient doo ko jaay détail daal grossiste nga ci sama bopp la nekk parfois mën nañ ko bën a méngoo mais parfois ñu fekk si ma si loolu la rek. d'accord mais qu'est-ce que ça te fait saa yu polémique amee. ça me fait boo toogee di ko dégg et tout ça je sais que daf lay reetaanloo parce que ambiance kat nga loolu sénégalais yu bëri comprendre ñu ko yenn saa yi ma toog ci jotaay ñu ne titi la man leen est-ce que xam ngeen ni fa mu toog ma ngay bay jooy mais noo koy duddee pour nit yi mën ko xam quand même. waaw enjoy parce que aussi loolu lañ ci am Pape loolu lañ ci am tamit nga def dara kii ne lii loolu nga ci am dëgg la nag léeg-léeg mën nga ñëw rek yëpp ne ni noow mais dina am sax benn bu xaw a te benn boobu man laa ciy bëgg nag benn bi xaw a xajam noonu boobu nga ciy bëgg waaw yow xam nga boobu moo la ci neex a fet man yooyu laa soxla j'ai besoin de ça donc ba nga xam ne donc loolu la rek fal ko rek bañ ko donc Titi ak sañse c'est une longue histoire mën nañu wax loolu ci man la nekk waaw suma habitude la dama ko tam au début nag comprendre ñu ma woon sama feeling nan laa ñëwee mais tey foog na ak mode bi fi mu toll comprendre nañ ma couleur yi watu bi bot yi parce que mode dafa avancé Pape te parfois bu ñu bëggee rester ci benn kii bi rek daf ñuy xam nga fi may waxee dafay xaw a necc donc pourquoi pas léeg-léeg bu amee lu kii demal rek nga def l'essentiel que yow da ngay xam ne lii nit ñi bëgg nañ la ci à l'aise et puis li bizarre mooy style yi ngay génn yëpp day niroog say album waaw man nag boo xoolee toujours album bu ma génne ak day niroog ak sa style bii tu as vu que ne depuis qu'on a commencé à faire la promotion ba ni album bi génne ba tey les gens ont vu que ne sax dama indi leneen man noonu laay def d'accord indi cheveux yu gudd yi yam fii xam nga couleur yi waaw couleur yi rose yi tey gis nga loolu la daal album bu nekk damay dund selon mots yi may wax si biir wala atmosphère bi ba nga xamante ne dama naan donc bii lii laa ci bëgg bii lii wala su ma génnee yére sax kii ñi commencé nga dégg fante na leen dafa dëgër bopp de baye boo ngeen bàyyi ko li ngeen wax du ci def dara lii bu wax lay def yooyu donc mu nekk loo xam ne c'est naturel aussi à moi ma ci sant yàlla et que heureusement ba nit ñi commencé nañu ko comprendre adapté nañ ko comprendre te aussi xam nañu tamit dara ñaawu ci lépp rafet na te sañ sa la rek waaw naka ngay gérer sa vie de famille nekk jigéen nekk nit ku siiw acteur de voix Titi ci jigéen bi nga doon naka ngay supporter ay rumeur ak ay wax parce que nit ku siiw nag dafa am yu mu àndal ni mu neexee noonu la amee itam ay yenn yoo xamante ni il faut nga nekk jàmbaar dëgg pour dékku ko nooy dékkoo yenn yi waaw man nag mooy comme li ma wax rek Pape suñu borom nag daf maa bindee dama nekk koo xam ne man tey même bu nit yi ñëwoon doon wax jàpp ma loolu man xam nga la laa jàpp man li ma nekk rek laa jàpp li ma nekk ak it dans ma vie dama mos a wax ni sama train de vie man Titi moom moo ko yàlla moo ko kon lu waay wax baax na lu waay def baax lu ma war a dékku la lu ma dal même bu mettee dama naan alhamdulilah bés boobu lay gën taxaw Pape parce que dama naan ça fait partie de moi parce que li tax mooy dama ne man mii toujours dama koy wax man mu oyof mii mu ndaw mii man mu mattadi mii man mi nga xam ne du ma dara doonuma kenn lu tax yàlla def ma lim ma def kon damay sant yàlla Pape te mu am des milliers de filles yoo xam ne tey jii accès bi ma am wala li ma am sax amuñu ko kon damay sant yàlla su ma xëyee mu metti bés boobu laa gën a bëgg parce que damay xool ne fàttewu ma mi ngi may won boppam bu ma bàyyee ma nekk xale ba màgg li ma bëgg yëpp ma am ko tuuti mais loolu du àdduna Pape loolu du àdduna loolu nit war na tiit sax
parfois nga tiit ne waa baadu yàlla dafa mais nag boo xëyee di daj ci ay obstacle boo xëyee muy metti ngay fëgg muy metti waaw koy loolu nag xamal ne yàllaa ngi ci yow te man loolu nag ça fait partie de moi moom laay wax man nee naa yàlla loo ma def bëgg naa loo ma teg nangu naa waaye ñaan naa la nga teggi ooy falal ma parce que léegi day métti pap léeg-léeg nga xëy affaire yi mooy loolu doo xam ABC lan la fa demee day dëgër këj mais xam nga parce que ñun dañu foog ni yéen nit yu siiw yi ay robot ngeen ay extraterrestre ngeen duñu leen baal yenn yi dañuy foog ni yéen luñ leen teg rek war ngeen ko mën a attan waaw xam nga peut-être vision Afrique la rek wala Sénégal mais de notre côté aussi pour man vision bi damay fa noonu quand même parce que boo dee xool tey ci yeneen artistes yi am nañ aide jàppale nañ leen ba tey ji ñun ñu mën a jot seen musique tel n'est pas le cas en Afrique wala le Sénégal tey le Sénégal dañuy remercier ku mel ne Youssou Ndour di remercier tey ku mel ne benn El Hadj Ndiaye wala ñuy remercier ku mel ne benn Papis Konaté tellement que ça manque ku ci nekk yaa ngi jóg pour jéem a jàppale domaine bi nga xam ne ñoom na la yàlla booleel ku ñu nekk au devant de la scène c'est pas facile te Sénégal nag yow yaa ma gën a xam léeg-léeg mun nañu waxal nit loo xam ne sax nit ka sax nii fii ni ko ni waaye yooyu yëpp ak dundin bi la dëkk bu ne ak ni mu mel c'est vrai que des fois tu apprends des choses sur toi waaw léeg-léeg nga dégg dara waaye da ngay te yàgg nit ñee koy yëgandoo waaw da ngay naan ndox rek teg lépp ci loxo suñu borom dëgg la de xam ne yaa siiw moom moo la bindee noonu munoo ci dara sa doom yi naka parce que ñoom màgg nañu léegi ñoom Fanta non ñoom aussi dama leen naka lañu koy à gérer la façon doom bi may dundee yar leen ñu xam ne ñu waxee ñu dal ñu poser bu ñu dugg lu seen yoon nekkul bu ñu fen bu ñu sàcc bu ñu neel seen morom bu ñu dugg ci vie privée jàmbur jàng éduquer ñu jox respect seeni parents jox respect ñi ci mbedd bi loolu laa leen yaree ndax man sama yaay noonu la ma yaree sama papa man je n'ose pas sama yaay tey bu toogoon du ma siggi carrément rus naa loolu man kersa boobu ba léegi dama ko am ci sama yaay parfois ni damay dem léeg-léeg yenn affaire xaw a cóol dama koy daw waati ma rek waaw mère Faya mais du ma ñeme détails yi damay rus man rus naa tey lu ma naqari sama yaay di ko yëg parce que su ma sañoon naa koy bëggal rek te li de papa bu fa demee noonu papa yenn saa yi du neex yenn saa yi du neex waaw toujours n'est pas dimanche yenn comme saa on yi du dit neex yenn saa yi du léegi neex loolu tamit dama ko yaree samay doom di nga xëy sax doo am essence la di nga xëy sax dépense du taxaw pap jamono neexul léeg-léeg da ngay jékki-jékki yow benn suba goo xam ne mooy loolu laa la wax te yooyu da ngay xam ne moo tax ma la dépense kenn mënu kaa jox kenn dëgg la borom bët bu rëy bi rek moo koy joxe te moom mooy xam kaña la moom mooy xam ban waxtu la moom moo xam ban bés la moom rek mais lan mooy sa secret parce que gis nañu ni itam yaa ngi vérifier bu baax sa vie privée yenn saa yi nga toog ak journaliste yi ñu laaj la nga ne leen non loolu du ma ci dugg et tout ça lan mooy secret bi ba ngay vérifier tout le temps waa sant yàlla parce que saa yu wax amee dara du leer kenn waaw dama dul kuy wax nag pap man nag pour wax la benn secret man duma wax non man duma wax gis nga man bu ñu ñëwee ñu jëflante léegi li ñu war a jëflante nii gis nga bi nga demee jaar ni ma dem jaar ni fàtte naa ko donte ça me fait mal wala bu dee lu ma war a jam ci xol la sax dina ma jam de wala après su ma demaatee ba toog dina ma jam mais après su ma naanee ndox fàtte naa ko parce que boo dul baale di jéggale doo dem te di nga blâmer sax amaana ku la deful dara dëgg la dëgg la te la vie d'aujourd'hui nag boo dalul tu fais la distinction ci nit ñi tu fais erreur dëgg la ndax l'apparence comme nañ koy waxee est trompeuse voilà dëgg la nul n'est parfait man mii sax xaw ma de mun naa def erreur que yow mun nga def erreur diw mun na def erreur mais pour benn wax nit ki yow bul jël rek sa bopp que ne yow yaay ki nga xam ne yow doo def erreur yaa xam lépp yaa mën lépp boo ko defee pëtax dëgg la de ti demande jàppal que ne yow yaa dàq def erreur ñëpp bu nit ñëwee nag indi erreur am doo ko gis dëgg la yow jàppal que ne yaa ëpp défaut ñëpp bu titi ñëw défaut pour man doo gis défaut titi ndax sa bos lay jiital mais su fekkee yow teelaa nëbb sa bopp di sikkal sa morom di xool défaut bi sa morom toogee ni mu waxee ni ma kii doo xam kenn man loolu moo tax munuma sikkal nit man daal yàlla daf ma bindee Pape Cheikh wax lu rafet rek laa xam si nit yéene lu rafet rek laa xam si nit kafre enjoy man loolu rek laa xam leneen munuma ko tey boo ma bëggoon dugal ci beneen débat sax
dama naan est-ce que dina am idée bi. doo ci mën a dugg xaw ma ko parce que je ne suis pas habituée dundoo ma noonu. man dans ma vie dama mës a dundee que ne. su ma xëyee le fait que yeewu naa am bakken rek. nooyuwaat. man loolu moo ma ëppal lépp lu ma am. sama àdduna. ndax dara gënu neex nga yow gis say proche. say doom say nit. man loolu moo ma gën a ital ba nga xam ne daal mënu ma gis défaut nit. mënu ma wax ci nit. mënu ma sikkal nit man boo ñëwoon di wax nit sama ne la yàlla baax na. ñi ma xam ñëpp xamee nañ ma ko yàlla baax na. te dëgg la nag suñu borom mayaguma ko nga xam ne dina ñëw pour wax nit. ci nit kon dama la naan toogal daal di koy woo mu ñëw mën a ko waxtaan leen moo tax xam naa nag franchise boobu ñu xam ci man ak sañ googu moo tax duñu am fit ñëw di wax ak yow donc ça se voit que Titi en tant que nit la ñuy waxtaanal ban xeetu jabar nga ban genre jabar nga man waaw man de Pape maa ngi nii rek di may reetaanee nii laa mel jabar ju fiir nga jabar juy togg di teg nga jabar ban xeetu jabar nga fiir sax xëy na bi ma gën a nekk xale mais léegi fiiratuma non fiiratuma parce que dama jàpp lu nit def boppam lu waay def pap barke salaatul nabi demal 10 ans net di nga ko gisaat ci table bi nii muy moom muy yow ak ku mën a doon donc dara ku xam loolu rek pap di nga man damaa démystifier yu bari pap xam nga yàlla dafa def nag ma expérience bi la ko may waaw teel a nekk xale bu nga xam ne suñu borom dafa ma def dama waane dama teel a xam àdduna man dama teel a xam àdduna xam souffrance teel a jaar ci yu métti waaw jaar ci yu métteeg lu neex ba nga xam ne dara safutuma man mbirum suñu borom rek moo ma yittaal kese leneen ñoruma pap man na jàmm yi am rek ñëpp ne ci jàmm ni yéenante jàmm moi je ne sais pas là di wax nit li non gisuma défaut nit pap melal nu la neex sa affaire la man mënuma gis sa défaut de donc loolu moo tax fiiroo par exemple fi nga jaar mënuma fiir lu tax may fiir te suñu borom bi wa taala dafa ne ñeenti jabar pap ñeenti jabar kon jëkkër joo ci am jàppal ka ne bu takkee ñeenti moo gën te tamit suñu rakk yi suñu mag yi bu ñu amul jëkkër du baax pap góor ñi tamit il faut ñu takk jabar il faut ñu takk jabar ba ñeent tamit ndax l'islam moo ko wax bu weesoo tamit nga dund sa dund ak sa famille ak say doom ñoom xam nañu ne man artiste la mun naa tëdd léegi benn 3 heures du matin ma yeewwaat jug nekk ci kër gi di wër parce que boobu xëy na am na lu may seet wala lu ma soxla tàmm nañ ko ci man wala ñu jékki-jékki dégg tàmm nañ ko ci man lu leen yàqal seen nelaw xam nañ ne noonu laa mel su ma yeewoo kafre ñu ndékki ku war a dem marché dem ñëw togg xoolal ci suuf laay togg di lekk man du ma toog ci table à manger bugguma ko damay sonn sax su ma toogoon ci table à manger man basang laay lal toog bool yi mag yi maam yi wuti ji nii man yooyu laay dinaa dem leen wutal leen donc loolu mooy tontu li ma la laaj ban xeetu jabar nga jabaru njaboot la kon man voilà famille jabaru njaboot voilà famille d'accord bool yi maam yi di raxasoo moom lañ may wutalee ñëpp raxasu nga dang waaw daf may fàttali samay maam wala mu may fàttali samay yaay fekkee naa yow tamit yi ma nekk ak ñoom toog xam nga pelloo ci suuf kafre attaay yi fi man daal ci yooyu laay dox paap xeetu baax yooyu daal mooy sama itte man donc loolu moo tax daal nga nekk Titi bu zen bi léegi dama bëgg ñu dellu siwaat nag ci bërëb bi Grand Théâtre lu jiitu nga fii ñëw coow li bëri woon na polémique am Titi indi Titi yàlla dogal nga ñëw fi keroog bi nga fii ñëw defe naa kenn dootul fàtte loolu di spectacle bu exceptionnel boo xamante ni téléspectateurs yi ko seetaanoon fàttewuñu ko sénégalais yi fàttewuñu ko loolu bokk ci empreinte yoo xamante ni bàyyi nga ko ci salle bi nga xamee ni ku fi ñëw rek def spectacle rek moo la war dama bëgg ñu dellu si waat ci image yooyu noonu balaa ñu leen di nettali histoire Titi ak scène bi nga xamee ni fii la jëm le 17 août incha allah. xam nga baaxoo dundul naa ba di jëkkëram ci tuuti wi ma joole tukuloo aleraasi bu rek ne ne def doole tukuloo aleraasi bu rek ne ne def doole ndey ju jur doom dafa bëgg doomam màgg tikki jëriñ taluloo sa bopp taluloo say ñooñ yaa ngi tuub yow di ma neer ci jamono ji yi nee nañ ko man nee naa kii na war a ci ko dawul ba
Grand Théâtre bi kenn dootu ko fàtte ba tey ñu dellu si waat ici fii ci scène bu Grand Théâtre pour waxtaane waat li nga dëgmal muy le 17 août lii Grand Théâtre bu metti woon la Titi parce que da ngaa ñëw ak émotion. waaw Pape Grand Théâtre bi nag sant yàlla ndax ci ni mu demee woon la. moo tax ma ne la ku ci nekk rek na dénk yàlla boppam. ndax li nga xam ne yow tey danga naan man ne lii laay def. mais lii am suba yow xamuloo ko. parce que man Grand Théâtre bi naa la wax tey benn secret. boo xam ne musuma ko kenn. Pape man bi ma ñëwee nekk artiste ba génne samay album yooyu yëpp ma jaar ci loxo Youssou di liggéey ak ay rakkam ak yëkkam ñëpp man dama mosoon denc benn mbir sama xol. que ne man de bés bu ma presse aar ne da ngay def Grand Théâtre dama leen naan man du ma ko def. boobaa buñ ma laajee ma ne leen ne leen dem ci Youssou mu wax ma nan laay def pour Grand Théâtre tellement que ñemew ma woon xaw ma woon bés ndax man dinaa ko doon mës a def wala dinaa ko doon mën a def wala déet nekkoon sax sama ond nekkoon sax sama bopp waaye xoolal li yàlla def man premier Grand Théâtre def ma kaa Youssou deuxième Grand Théâtre def ma kaa Youssou kon kan moo ma dàq programme suñu borom yàlla te man ku ma waxoon Grand Théâtre dama la naan carrément man loolu dencoon naa ko sama xol ne Ibou Ndour bés bu ma woowee na ma Grand Théâtre dama ko naan man Grand Théâtre du ma ko def nañ dem ci Youssou boobaa dama ñëw ma ne Youssou léegi man Grand Théâtre dama ko bëgg a def conseiller ma nan laay defee lii teg lépp ci loxo maanaam nekkate yow suñu borom daf ma naan yow yaa koy defal sa bopp xaw ma woon ne maa koy defal sama bopp je savais pas programme suñu borom yàlla def nag def nañ ko mu nekk tamit ñaari événement yoo xam ne te it gën naa xam fi ma toll ci fi ma dëkk parce que tamit Pape dëkk fi nga dëkk nit ñi bëgg la c'est pas facile de te man Sénégal nit ñi dañ ma bëgg Afrique Europe fépp fu ma dem dañ may jëmmal fu laal ma yaatal ma jox ma cër bi ma suñu borom may ñu delloo ma ko kon damay sant yàlla bés boobu noonu amul ku génnul amul ku ci jàppul amul fu waay jógewul ci àdduna bi donc ma koy sant yàlla nag bu baax ñu dem ba jamono di dox ren nga génne album teg ci Grand Théâtre encore pour dajaloo waat ak say fans dajaloo waat ak sénégalais yi lan moo tax datu 17 août bi 17 bi waaw 17 bi comme ni nga waxee le 16 sax lañ jëloon mais après ak fans yi ne vraiment daal ñoom samedi bi leen gënal donc ñu lutté ci loolu ba Ibou na donc pourquoi pas duñ leen may le 17 bi ñu retrouver ñun ñëpp d'accord ci le 17 bi moo tax ñu jàpp le 17 bi xam ne dina tombé ñu xaw a tabaski tuuti rek gars yi nag mën ko gën ko de mais fi ne pour wax la dëgg xale yi dënn la ñuy jëlee xew mi dënn waa Europe yi fii ne su ma la waxee ne am na ñoo xam ne def nañ seen réservation yi ba pare pour ñëw vraiment mu nekk nag loo xam ne mbégte la tamit ak it mu nekk mbégte ndax it maa ngi koy def ak Prince Art mbégte laa ci am vraiment lan nga prévoir le 17 incha allah ci scène bi Pape man nag xam nga man dama bëgg surprise nag waaw dama bëgg surprise ba nga xam ne daal dinañ kontaan dinañu kontaan loolu laa mën a wax dinañu békk dinañ am son et lumière dinañ am scène vraiment waaw am na ay surprise am na ay surprise dëgg waaw la yow prévoir mais dégg naa sax am na ay gan yoo xamante ni dañoo nar a ñëw bokk ak yow scène bi parce que man li ma ci dégg moo bëri te sañu ma ko dévoiler xëy na yow di nga ko mën a dévoiler wala ñu nëbb lépp rek ba le 17 kii rek xaw cee dëkk tuuti rek waaw ba tuuti le rek 17 parce que dégg naa comme ni nga ko waxee dafay tomber ñu tabaski juste affaire bi doog a ñëw il paraît que prévoir nañu tapis rouge boo xamante ni concours sañse la ki dàqale sañse tabaski ki dàqale sañse ci guddi gi kooku dañ koy jox ay cadeau dégg naa ci ay enveloppe bu 1 million dégg naa ci ay cheveux naturels dégg naa ci ay parure dégg naa ci ay affaires yoo xamante ni tapis rouge bu exceptionnel boo xamante ni dina am fii ci Grand Théâtre et puis li ci neex mooy dégg naa Grand Théâtre yëpp nga nar a occupé incha allah waaw loolu lañ bëgg waaw loolu daal lañ bëgg nag Pape Cheikh Grand Théâtre daal bu ñu naan Grand Théâtre ci biti ci biir ba ci biti encore lañu bëgg fépp ngeen bëgg a occupé waaw d'accord lan moo tax da ngeen bëgg a def loo musul def ak lu fi kenn loolu mës a mosuñu def ko def bëgg nañ ko def waaw mosuñu ko def nag bëgg nañ ko def waaw bëgg nañ ko def fu waay nekk daal ñi ngi lay tàllal suñu loxo nee na ñëpp ñëw jàppale seen rakk seen doom seen artiste ndax dëgg la nag Europe ñoom Paris ñi ngi tiitaro Bercy d'autres pays di tiitaro seen place espace seen yi salle ou seen benn waaw mais bërëb ñun nag Grand Théâtre la ñuy tiitaro ndax ñun Sénégal la ñu am du dëgg te tamit vraiment nit ñi dañu bëgg Grand Théâtre titi moo tax nag ak Prince Art daal
ñu ne dañuy jug aménager tout ce qui est de l'effort indi leen ko bés bi spectacle dina am son et lumière dara daal Pape bugguma prononcer ci yu bari mais dinañ gis leneen daal waaw dinañ gis leneen bugguloo ci sori waaw dinañ gis leneen sa diggante ak sa fan si Mifa Titi tout le temps dama la koy laaj voilà tubaab damay faral di dégg mu naan la répétition elle est pédagogique baax na itam di fàttaliwaat tout le temps sa diggante ak ñoom parce que dama cee xam ñu fidèle dama cee xam ñu la bëgg lool dama cee xam ñoo xamante ni mu neex dañuy ànd ak yow mu naqadi dañuy ànd ak yow alors sa diggante ak ñoom histoire bu yàgg la dëgg la Pape waa Mifa bi nag comme ni ma koy waxee rek dañu yàgg parce que tamit comme bu ñëpp naa dañu bëgg Titi ñëpp di safoo Titi ñëpp yëg Titi da nga ci gis da ci am ñoo xam ne nag ñoom dañuy bëgg a génn taxawal dara loolu mooy Mifa bi ñoom dañoo génn ci side bi nit ñi nekk di yëngu ñoom ñu taxawal Mifa bi tey Mifa bi dem ba jur Mifa diaspora Mifa diaspora jur tey boo xoolee Mifa Dakar région yëpp a ngi ci mu nekk nag mbégte ñoo xam ne lu ma def neex na leen lu ma deful sax neex na leen sàkkantuma lu ma def fu ma nekk ñu ñëw bàyyi seen itte bàyyi seen soxla ñëw dooleel ma que muy góor que muy jigéen genn wàll gi dem nañu ba ñoom xaritoo ci seen biir nekk jëkkër ak jabar ñi ci des nekk ay xarit ay doomi ndey te objectif boobu lañ ci amoon mu nekk tamit ay xale yoo xam ne aussi li may wax toujours rek dama leen di encourager man Titi di leen ñaanal yàlla parce que c'est pas facile bëgg tey sa artiste bëgg mu jël paie lu nekk ñu ngi ci lu ne ñi album bi mu génnee pour te dire dañ def seen réservation jënd nañu plus de 1750 wala 2750 kon loolu rek mbégte la grand théâtre bi nii aussi su ma la waxaatee tamit tegaat nañu beneen challenge bu nga xam ne ñoom loolu mooy seen objectif pour lan seen billet yi nga xam ne ñoom moom la ñu teg taamu nañ ko ba ci 10 000 wala 5 000 na jeex kon loolu mbégte la ak it di leen ñaanal yàlla parce que aussi c'est pas facile waaw mbégte rek laa ci mën a am di leen ñaanal yàlla Boubacar Diame comme ni nga ko xamee Mifa Dakar bi boo tax ñu xamante Mifa diaspora beeg yooyu mu dem taxawal ko te bu ñu xamante woon ci Mifa Dakar bi kon amaana loolu du am du dëgg ñoom Soxna Ndour bokk ci ñoom tamit du dëgg ku mel ne Fifi Amsterdam bëggal ma bopp fan si daal su may lim du ma fi jóge ñoom Boussa Thiam Italie sama xarit yi nekk Paris États-Unis Atlanta ñoom Badiane Sow Mbodja Khady Sané waa Seattle non mënuma lim su ma limee du baax du dëgg ñoom Mballo Diaye te man fii Tennessee ñi ngi préparé ñi ngi ñëw guddi gee leen ñor ñoom aji vraiment mu nekk ñoo xamante ne bi waa Banjuli aussi ñoom day si laa maanaam ñoom fête nationale lañ ko def waaw parce que daa ñoom ne ma ci loo nekk ña nga ca wallahi Ramasi aussi mi ngi New York démb ci guddi la ñu mujj di wax mi ngi préparé guddi gi donc sant yàlla daal Pape waaw donc guddi gi le 17 la ñu ngi ci woo Sénégal yëpp wax naa ko léegi grand théâtre yëpp la ñu nar a occupé esplanade bi ci biti tapis rouge bi en tout cas lépp loo xamante ni jëm na ci guddi googu di ngeen ko mën a seetaan déjà ci télévision Futur Média mais en même temps ay bagaasam la nar a yebbi ñu ci woo sénégalais yëpp le 17 ni ñu defee woon ak moom rek noonu la ñu décidé defaat incha allah bu ñu jullee ba pare ñëw àndandoo ak Titi àndandoo ak ay invité àndandoo ak ay soppeem àndandoo ak sénégalais yi pour célébrer loolu nga xamee ni wax naa ko léegi nii ce sera une fête nationale le 17 août incha allah album bi génn itam toj dëkk bi fu ma toogee ak yow ne la Titi man li ma jaaxal mooy saa yoo génnee album day am qualité ba nga xam ni woy yëpp day nekk it et d'habitude génnee album woy yëpp nekk it yàlla mayu ko woykat yëpp mais saa yoo génnee album bi titre yëpp day nekk tube et bi nga xamee ni album bi génn na single yi commencé daw woy yi commencé jàll ci rajo yi affaire bi def tabac bu extraordinaire loolu bettu la sant yàlla rek Pape sant yàlla parce que album aussi lu nit di laaxatu di ko liggéey la yow da ngay laaxatu rek di def loo def doyut loo bind doyut loo xalaatit da nga naan doyut kon loolu soo laaxatoo def ko yaa ngi pare dara pour indil ko ñi nga xam ne xamaguñu li nga indi kon loolu bu yàlla defee mu am nga indi ko tey ñëpp gis ci seen bopp munoo lu dul sant yàlla parce que tey mënoon naa laaxatu même bu doon 10 ans benn 5 ans liggéey ba sonn génn ni du neex kenn lu ma ci mën mais li ma jaaxal mooy saa yoo génnee album même bu defee 10 ans day mel ni bees
waaw Pape dañuy sant yàlla rek ñuy sant ko yàlla. loolu moom sa yëf la donc album bi bees na mais yi ko fi jiitu itam ba léegi ñu ngi nekk ay album. sant yàlla Pape parce que aussi comme ni ma album continue bi am na ci solo. ba pare aussi yàlla boole ñu ku mel ni Ibou Ndour. maa ngi koy nuyu def mën musique yàlla na ko yàlla la fal ca. waaw dafa mën li muy def Pape. te mooy li ma la wax rek ku mu ci nekkal ku ne nga foog ne sax yow la gën a mën a téye sa liggéey. te man gis naa buñ dee liggéey engouement bi nekk si moom. ni mu koy téye ni mu ciy sawaree du lekk du naan du taxaw kon loolu war naa ko seddeel du dëgg. te touche bu ma indi mu jëlaat beaucoup dolli ci laay wax. kon moom it yàlla na jàmmam yàgg. te comme ni nga waxee musique dafa am contenu arrangement yi am na ci solo. texte yi am ci solo. musicalité ba nga xamante tey jii yow boo ko indee teg rek. nit ñi dinañ ko mën a consommer benn 5 ans bi nga wax wala benn 2 ans loolu moo koy indi. parce que contenu bi am na ci solo. bu xamee kii rek. du dem. waaw. moo tax on a rencontré ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy teg. muy animateur rajo yi. kenn ku ne commenté ci Titi. commenté ci événement bi nga xamante ni moo ngi koy préparé le 17 août mais en même temps joxe note ci album bi nga xamante ni moom la Titi mujjee génne parce que animateurs yi itam ci la ñu bokk mënoo def dara sans ñoom it dañuy dem ak seeni feeling waaye feeling bi lu mu am album bi tegu ci seeni loxo bu amul qualité duñ ci mën a liggéey donc on a rencontré quelques animateurs joxe nañu seen ay notes ci album bi nga xamante ni Titi moom la mujjee génne regardez. Titi bokk na ci artistes yi nga xamante ne am na prédisposition porter la musique sur le plan international li koy firnde mooy ci musique dafa am lu ñuy wax capacité am technique am prédisposition capacité bi moom mooy mën na interpréter way yu bari loolu c'est très important ñaareel bi mooy prédisposition mooy coffre da ngay gis ne moom buy way technique de chant mi dafay nekk technique yoo xamante ne boo dul waykat bu mag mënuloo ko am donc octave ñëpp xam nañu ko pour mu laal ko c'est très facile pour elle mais dafa am leneen loo xamante ni moom da ko am te loolu dafa bokk ci aspect technique yi mooy buy way dafay déglu boppam donc quand elle chante il s'écoute ce qui est très très difficile te loolu li la koy may mooy benn soit nga am ko judduwaale ko wala rek nga am formation boobule donc beneen bi mooy prédisposition yi prédisposition moom mooy nopp donc nopp di nga gis ne parfois nit dana jël am benn buum rek boo déggee ñu naan artiste bi benn buum la mooy benn façon way rek la mën mais Titi dafa am nopp boobu mooy capacité d'écoute alors prédisposition boobu boo ko amee moom mooy mën na déglu musique bu ko neex ci àdduna way ko bu dégloo Céline Dion elle peut chanter comme elle bu dégloo Lara Fabian mën na way comme moom bu dégloo Youssou Ndour mën na way comme Youssou Ndour parce que dafa am ñetti son yi nekk ci baat ci organe moom la ñuy wax dafa am woye biir da koy def am ñoo xamante ni dañuy woye fii put mooy guttural là da koy def am na ñoom dañuy woye zone bi la bouche am ñuy woye fii ci kaw mooy bakkan yooyu yëpp technique yooyu da ko am te loolu dañ ko doon gis ci mag ñi ndaanaan ñi nga xamante ne bu ñu doon way dañ doon boole loolu yëpp parfois ñu woyee mooñ ko ci bakkan bi parfois ñu woyee zone bi ci gémmiñ bi maanaam di ko yëy parfois gis ñu andi coffre bi c'est-à-dire dégager loolu moom moo leen may volume parfois nag ñu purger fii moo leen may puissance pour ñu laal yenn octave yi yooyu yëpp mi ngi ci moom macha allah leneen li ñuy gis ci moom tamit mooy sérieuse ndaanaan pour nga doon ko du rekk tuur mais liggéey la liggéey boobu nag bi ci njëkk moom mooy wéet artiste dafay nangu wéet artiste bu tàmmul wéet doo ndaanaan artiste nga rek waaye doo mës a nekk ndaanaan Titi ndaanaan kulli fajrin la tey mën nañu wax ne musique sénégalaise ci jigéen ñi bokk na ci ñi ko mën a porter sur le plan international ni gisuma benn scène ci kaw scène ak ci kaw àdduna wala benn artiste boo xamante ne bu jàkkaarloog yow mënula fekk si ndax am na nopp bi pour dugg si lu mu métti mën nga neex baat lool waaye boo amulee technique doo ndaanaan waaye boo neexee baat am technique
ndaanaan kulli fadrin nga te yooyu yëpp mi ngi ci moom. mu nekk koo xamante ne ñun dañ ko yàgg topp depuis le début ba léegi donc mu nekk artiste boo xam ne dañ koy encouragé li muy def parce que gis nañu à chaque fois su génnee dara public bi dañ koy accueillir avec beaucoup de plaisir. Elle a la voix, elle a le talent mais également bëgg na li muy def te loolu c'est important. beneen côté bi ñuy wax ci moom rek mooy nit bu baax la macha allah en tant que animatrice également nit yi dañuy wax ci diw naka la mel te donc li ñuy dégg ci moom lu ñu neex la donc téye na boppam amul la kenn xaar na yàlla également donc ñu ngi koy encouragé bu baax a baax encore une fois di woo ñëpp le 17 incha allah grand théâtre ña fa ñëpp daje borom bari bagage moo xewle. c'est la Lionne artiste la boo xam ne que ni li mu wute ak ay moromam mën nañu wax ni am na lu mu wute ak ay moromam mooy li nga xam ne moom moo di simplicité bi mooy li nga xam ne que ni Titi mën na ànd ak ñëpp musicien boo dégg Sénégal ak lu mu mënti woy rap reggae zouk lu mu mënti woy Ndeye Fatou Gueye mën na ci ànd ak yow ak professionnalisme am mën nañu wax ci mbaaxam yëg bi nga xam ne yëg na ko aussi li nga xam ne ñoo di animateurs yi ñun parce que loolu rek la ñu soxla ci li nga xam ne moom moo di artiste bi mais aussi mën nañu wax ni xam naa ne grand théâtre li mu naan def daan na réussir de mais grand théâtre bi damay ragal ñun animatrices yi ñun maanaam daanaa ni réew mi dinañ ñëw seetaan si parce que il faut ñu seetaan parce que gëm naa ni Titi li nekk ci xolam mooy bés bu ko génnee grand théâtre defoon na fi grand théâtre bu dootul amati waaye bii grand théâtre jox naa leen rendez-vous. moom la ñuy woowee la Lionne de la musique sénégalaise xam ngeen ni am na yar am na ay teggin et que professionnel la puis li gën a neex ci Titi mooy doo koy faral di gis ci lu bari moom ku denc boppam la et puis way bu mu mës a génne album bu mu mës a génne dina am ñaar wala ñetti it yoo xam ni dañuy bokk ci morceau yoo xam ni dañu koy waxtaane pour ne pas dire album bi yëpp donc bu wootee grand théâtre xam nga ni àdduna yëpp ñu ngi koy waajal bu baax a baax c'est 17 août donc ñun ñëpp ñu ngi xaar grand théâtre ak Titi la Lionne de la musique sénégalaise man nag la reine laa koy woowee parce que vraiment boobu ba tey mu ngi ñuy wan mooy kan boobu ba tey mu ngi ñuy wan boppam maa ngi koy souhaiter une très bonne continuation et puis bonne chance pour le grand théâtre jaajëf. voilà quelques animateurs yu ñu taseel kenn ku ne joxe sa note ci albumu Titi bi mais commenter itam ci programme bu exceptionnel bi nga xamante ni moom la ñuy wàcc le 17 août à ne pas rater ma fàttaliwaat leen ni bu ngeen bëggee bokk c'est le moment ou jamais ngeen def seeni réservation bu ko defee ñu mën leen livrer à temps seen ay ticket bu ñu ibbee guichet yi ngeen di jëndee billets yi aussi n'hésitez surtout pas parce que Titi nee na le 17 dafa nar a def guichet fermé fii ci Grand Théâtre nga xamee ni espace su Grand Théâtre yëpp la ñu nar a exploiter pour jox leen spectacle bu exceptionnel boo xamee ni Titi moo ko tàmmal sénégalais yi moom nag c'est une véritable bête de scène la preuve ku la gis ci scène da ngay fecc da ngay dem ba jeex te loolu itam yombul pour artiste bu jigéen fecc way jaabante tëb dal et tout ça c'est pas facile hein pour dama ko tàmm sama feeling la yooyu damay neex damay kontaan loolu su ma koy def man ça fait partie de moi da ngay gis Alou sax mi ngi may tooñ di ma naan waaw yow concert bi passé nu mu fa demee nii ba jàmm yee ci man la yooyu laa bëgg dëgg la de waaw man damay bëgg xam nga naaw fii périer waaw yooyu daal dafa bokk si man ngéwélee indi feeling yi tëb dal dem indiwaat parce que yooyu la ñuy gis tout le temps ci say spectacle waaw soirée way scène bi loolu la man toujours sama kaw scène bu ma ci yéegee Pape Cheikh par amour laa ci yéegee waaw par amour damay bien damay nekk voilà yi la ci neex bëri na mais carrière bi ñàkkul ay mbir yoo xamante ni peut-être boo toppoon yooyu rek bàyyi nga bu yàgg ay non xam nga boo toppoon loolu bàyyi bu yàgg kon da ngay bàyyi sa dundin parce que dans la vie yow ni ngay dundee tout le temps di nga gis li nga xamante ne bi yow boo sañoon doo dajeek moom wala nga gis ko donc ça fait partie de nous dëgg la loolu moo tax te kenn mënu ci dara avant ñuy jeexal dama fee am ay photo yoo xamante ni dama la ko bëgg woon te benn bu ne bëgg naa nga défileel sa bopp commenter ko en même temps voilà première photo baa ngoog. première photo bi de moom. moom sama papa la. waaw sa digganteeg moom. waaw moom nag moom yàlla dafa def dama âge comme ni ma la waxee sànq. moom dama kaa bëggal sama bopp. moom maa ko bëgg pire. waaye nag yàlla def aussi ni ma ko bëggee. moom it mu ñëw fësal ko. feddali ko la boobu sama diggante ak moom. ba permettre ma tey ma mën a yëg ci kaw seen yu bari. Sénégal ak àdduna bi Afrique mën ma découvrir aussi. donc kon moom it maa ngi koy ñaanal yàlla.
jàmmam suñu borom bàyyi ko suñu kanam ndax soxla nañu loolu sama papa ji xam ca bés ba nag xam nga yow moom sa bés la bii sa bés a Grand Théâtre bi sa bés a liiru Bercy nga ko waxoon waaye Bercy bu mujj bi itam bi nga yéegee loolu kenn dootu ko fàtte parce que da ngaa def Dôme France bay kooku mooy Babacar Serigne Babacar ku tàccu titi yàlla nga fekk ne tàccu leen titi yegsi tàccu leen titi yegsi ku bëgg sëñ Abdou Aziz tàccu salo man nga bëgg général Serigne Mbaye Sy tàccul salo jërëjëf Titi waaye nag nuyu naa Bercy na loxo yi daje man dégguma dara tàccu leen nii na loxo yi daje na loxo yi daje dégguma dara dégguma dara na loxo yi daje dégguma dara waaw ci moom la rek moom la parce que day partagé Pape Cheikh man boo dee xool xam naa ji sàcc tuuti lool ci Youssou man waykat suy way damay kontaan nit boo am neex dafa war a bokk ci yow dafay neex waaw moom noonu la mel day découvrir d'autres timbres parce que xam na li tax da koy dolli loolu ci moom la bu kii sama beneen papa ji Souleymane Faye loo koy wax ndeysaan moom it tamit il fait partie ci ñi nga xam ne tamit bunge nañ ma waaw tette ma won ma yoon bu bari aussi maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom bàyyi ko suñu kanam jéego parce que kii tey moom it gën na ma yokk fi temps comme ni ma la waxee rek muy moom muy Demba Dia ñii dama bokk ci ñoom waaw moom it ndeysaan mooy loolu daal ah waaw moom kanam gi am na lu ma jox de Fanta Mbacké waaw photo bee yàgg en fait wali yàgg ndeysaan mu doon ma jog ma piir turandoo ma nga ne toog ndeysaan kii nag moom boo dee xool presque moom moo njëkk a xàll yoon parce que jigéen la comme ni ma la ko waxee di fighting bëgg musique vraiment def ci empreinte bu nga xam ne tey kenn dootu ko na table man ci Fanta triché naa ci moom lu bari te c'est moi damay lekk tiir léegi jug de way ci moom laa ko njëkk a gisee te doo xër ñeñ ñi non ci moom laa ko njëkk a gisee bi ma demee Guinée aussi ma gis loolu dañuy toog di lekk léegi soo jigee jox leen micro ñu yuuxu lu daray ñoom waaw donc musique dafa yéeme daal kii aussi te tiir ak diw gi kon ci moom nga ko jàngee daal ah waaw la diva aussi Kumba moom aussi on a vu que ne tout récemment rek am na benn kii bu mu tegoon Chant des Linguères waaw la ko Chant des tuddee woon Linguères festival bu muy def chaque année Kumba Gawlo toogoon na fii d'ailleurs ci ici vraiment moom tamit maa ngi ko ci remercier de passage parce que li mu aussi def aussi c'est pas facile et aussi elle fait partie des grandes comme ni ma koy waxee yoo xam ne man Titi su ma génnee album daf may féliciter ci li may def su ma gisee la grande la may woo su may woo téléphone sax ma grande xam nga loolu rëy na Pape te man kii dàquma ko li ñu def tey ji moom bu ma ko gënul man gënuma ko mën non parce que nit ku ne aussi da ngay nangu li la suñu borom defal way ndi la day way rek lay def donc kon su amee yaatal googu ba war ma cee mën a yaatal ba war cee mën a yaatal ay naataangoom moom it dañ koy ñaanal yàlla vraiment Kumba Gawlo waaw waaw kii nag moom suñu tata Ngoné la moom bokk na ci marraine sax tata Ngoné bi yoon moom laay def marraine Grand Théâtre Ajaratu Ngoné Ndour waaw ndax léegi comme dem na Makka Ajaratu tata Ngoné vraiment moom it maa ngi koy nuyu aussi mu nekk benn collaboration bi nga xam ne comme li ma la waxoon bi mu Youssou indee Prince A ci loxoom la ma teg ak Ibou ak Bouba Ndiaga toute sa famille vraiment mu nekk aussi koo xam ne seen battante pour lépp rek lu jàllale musique sénégalaise ci kanam lu ñu jëmale ci biti donc barki dem bi ñu mujjee gisee mi ngi may wax naa ma album bi moom mu ne nobal ku la noppi vraiment daal daf ko bëgg moo tëgg dëkk bi même Bouba Ndour aussi maa ngi koy nuyuwaale de passage xam naa damay changer direction Ngoné Ndour dama lay bàyyi Ibou Ndour dem ci Bouba Ndour
parce que Bouba moom nee na ma Titi album bi noonu la ëpp na macha allah aussi maa ngi ko ci nuyuwaale sama grand frère boobu kontaan naa trop parce que aussi li mu ci découvrir la wax li mu dund aussi la wax que vraiment partagé naa vraiment mbëggeel boobu ak moom vraiment waaw kii nag moom suñu kilifa la macha allah maam Abdou Aziz Sy Dabakh Malick nga xam ne vraiment du ma taay di wax si moom parce que tamit dama juddu fekk sama famille nekk ay Tijaan sama yaay ak la moitié de ma famille même il paraît que dëkkoon nañu Tiwaawan donc kon bu yàlla defee moom it mu nekk kilifa boo xam ne ñu ñaan yàlla taas ñu ci bàkkeem amiin yokk leeram maam Dabakh bi maa ngi koy way ci bés bi mu laaxoo donc mu nekk lu yéeme lu nga xam ne moom it comme li ma daloon ci maam Saliou bi rek mooma dal ci moom it ñu nekk ñoo xam ne bu ñu leen tàllalee suñu loxo toujours li ñuy bëgg dañ koy am kon yal na seen jàmm yàlla amiin suñu borom xare ko àjjana amiin taas ñu ci bàkkeem amiin bakk rek dara maan waaw li ma doon wax ngi ni léegi maam Saliou moom it nga xam ne way buñ ko way wër na àdduna moom it way bi ma ko way comme maam Abdou bi rek ci gént la ma dikkee donc mu nekkoon nit lu yéeme pap yoo xam ne man mënuma koon sax expliquer après nga gis ne way bi ci noonu la ma ñëwee te it mu nekk ñu nga xamante ne c'est pas facile léeg-léeg suñu borom di la may sax nga di leen gént donc kon xam naa ne fàtte wuñ ñu seen loxo mi ngi ci ñun ndax ñii nag mën naa la wax tamit bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo defar Sénégal ñun vraiment rek lu ñu mën mooy di leen gën a màggal di leen gën a jëmmal ndax ñii bu ñu bokk woon Sénégal kon ñun xamu fuñ jëm macha allah te lii dafa bokk ci ñun Sénégal suñu étiquette la tey jii man ma nekk xale bu ndaw ñëw taataan ci ba mën cee am même bu dee lu ndaw sax lu ma mën a génne doomi aadama ak aw di ci jëfandiku ci sama voix moo koy sant yàlla sant yàlla borom Xelcom jaaga maam Saliou Mbacke dernière photo ñu ne ti déet nga ñëwati ci Baye Abdou Karim Mbacke borom nit ñi nga xam ne moom it way bu rëy bi ñu mujjee way moo ko moom way bi wër na àdduna sama papa ji kilifa ci man damay nuyu waale it sëñ Dame Atta sama papa la sama kilifa la sama genn wàll la ni sëñ Abdou Karim Mbacke mel ci man moom it noonu la mel ci man bàyyi Ndey Mbacke ndax it du ma def lenn lu mu xamul sañu maa décider lenn lu sama papa yëgut léegi su ma koy papa waa yow Titi yow moom sama papa jooju sëñ Dame Atta nuyu naa la ziar la di la nuyu lu bari di la ziar di ziar famille bi yëpp waaw sëñ Abdou Karim moom it dafa bokk ci ñi nga xam ne daf ma yar woy naa fi ku ne def naa lu ne ci kanamam waaye suñu borom na xëy na way bi léegi lay doogo mun a génn ci askan wi donc mu nekk ku nga xamante ne ku baax nga ni sëñ Abdou Karim ku lewet ku yaatu ku suñu borom may koo xam ne yërmande rek lay doxe ab Sëriñ Fallu la rek waaw maam Fallu daal rek moo ñëwaat kon moom it yal na jàmmam yàgg amiin suñu borom bàyyi ko suñu kanam bàyyi ko ci askan wi ndax soxla nañ ko amiin kontaan naa de man photo yi nga ma wan ni voilà moom bëgg naa loolu la ñu sélectionné woon pour wan la ko nga xool commenté parce que xam nañu ni kenn ku ne da nga am relation ak moom muy Youssou muy Ngone muy Serigne Saliou muy Mame Abdou Aziz Sy muy Serigne Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq ak ñi ma la woon ñëpp yow fexe nga ba Sénégal yëpp xam sa diggante ak ñoom ay relation particulière yoo am ak ñoom donc ñu ngi ñaan ñoom ñu taxawu la bu baax parce que xam nañu sa diggante ak ñoom rendez-vous donc le 17 août fii ci Grand Théâtre lan mooy message bi ngay jox sénégalais yi nga xam ne ni ñoo lay seetaan depuis sànq ci ici waaw message bi may joxe nag mooy man Titi kontaan naa trop tamit Pape parce que aussi bàyyiwuñu seen doom bi bàyyiwuñu seen artiste bi bàyyiwuñu seen rakk bi tey lañ ma gën a soutenir tey lañ ma gën a jox bopp tey lañ ma gën a taxaw te loolu c'est pas facile seen mbégte ci man ak seen mbëggeel gis naa ko vraiment kon man it mënuma rek lu dul ci domaine bi nga xamante ne moom ngeen bëgg ma di ci nekk saa su ne maa ngi ci waaw maa ngi ci di kontaan ak di am mbégte di nuyu ñëpp di remercier ñëpp aussi toute ma famille comme ni ma koy waxee fans yi nga xam ne ñoo ñu seetaan partout dans le monde bàyyuma kenn nuyu naa ñëpp jaajëfal ñëpp guddi gi nag comme dañ ko waxee le 17 la nu ko ñëpp jël def ko seen guddi inchallah Khadim Kassé mi ngi koy préparé dina indi 6 valises may ci ay jigéen ñu nga xamante ñoom ñoo dàq solo ci bés bi Thierno Bousso tamit dina def ay bazin ak ay cuub nee na boobu pour góor ñi nga xam ne ñoo dàq sañse mèche aussi comme ni nekk waxee dinaa maale 10 paquets yoo xamante dañ ko génne pour xale yu jigéen yi cheveux naturels yi ku ci dàq sañse enveloppe de 1 million boo xam ne tamit dañ koy teg
pour xale bu jigéen bu ci dàq si ak beaucoup de lots yoo xam ne ak ay cadeaux yoo nga xam ne xam vraiment nga ñëw ñu woyal la ba pare jox la cadeau concours sañse parce que dafay tombeek wax naa ko sànq tabaski doog a passé donc wane sa sañse tabaski et tout ça daf ciy baax quoi daje lay doon quoi waaw xale Sénégal def mobilisation Parcelles banlieue bi Pikine Guédiawaye Médina Fass bàyyi ma fi ñëpp ngi def seen mobilisation pour guddi gi donc ñu nit dinañ leen bëggal rek ci domaine boobu loolu moo tax voilà en tout cas ñun kontaan nañu yàlla na yàlla wéral baat bi ñun bëgg nañ la ndax ni nga mel fonk nañ la ndax li nga mën naw nañ la ndax sa jikko tey je me suis dit ici gëj na am waaye tey su ma dee tase ak nit ci numéro bu njëkk bi ci saison bu bees bi ku sori ci man lay doon donc yow danga ko doon ñu ngi lay gërëm di la ñaanal ndam succès incha allah fii ci Grand Théâtre le 17 août gërëm sa staff équipe yi nga xamante ni ñoom ngay liggéeyal bokk na ci waa Prince Art Kulim Dioum mais gërëm surtout Doudou Sow mi nga xam ni moo coordonné émission bi yëpp tey gërëm itam Maison Brocart Paris tabaski baa ngi ñëw bu dee da ngeen bëgg ci brocart yi nga xamante ni ñoo ngi koy sol et que c'est très tendance ba pare chic n'hésitez surtout pas adresse bi dinañ leen ko jox ci suufu écran bi ça vous permettra ngeen mën a contacter Maison Brocart muy Paris wala muy Dakar ak Tana Chic notre sœur Anta nekk fi nga xamante ni mooy Paris gërëm staff bu Pape Cheikh ak ni ngeen di jàppee ci liggéey bi nga xam ni boobu ba tey ñu ngi ci àndandoo ak yéen ci télévision Futur Média gërëm tamit équipe bu King FM première radio digitale du Sénégal parce que je rappelle que émission bi premier partenaire am mooy King FM Titi mi nga xamante ni moom la ñu invité woon tey ay woyam mu ngi jàll en boucle ci rajo boobu la nga xam ni fréquence bi 99.4 la muy première radio digitale du Sénégal am ngeen possibilité en permanence et en rotation di déglu albumu Titi bi ba noppi itam keroog bu ñu naree ñëw fii ci Grand Théâtre au-delà de télévision Futur Média lim ci nar a def King FM itam dina ko wan auditeurs yi ak internautes yi en direct la nar a doon ci 99.4 merci et à très bientôt. Suri ci yow loolu ngay sama seytaan